asalaamaaleykum man la Babacar Sall dama ñëwoon pour leeral leen mesures yi nga xamante ni gouvernement italien bi adopté na leen tey pour contenir la diffusion du coronavirus ci territoire national bi. Décret bi boo leen xool ñaari pàcc la benn pàcc bi mu ngi concerné ñi nga xamante ni dëkk nañ ci Lombardie bi ak yeneen zone ci nord bi ay par exemple ay Parme, Piacenza, Modena, Veneto, Treviso et cetera et cetera. Beneen pàcc bi mu ngi concerné tout le territoire national. Alors comme que ñun Lombardie bi lañ dëkk dama leen di expliquer normes yi nga xamante ni mi ngi concerné ñun ñi nga xamante ni dëkk nañ Lombardie. Alors bu ñu demee ci article 1 bi lettre A ñu ngi fay tere nit ñi di bouger ñaari façon nag spostamenti lañ tere maanaam ki nga xamante ni dafay génn Lombardie bi pour dem ci yeneen région bi wala ki nga xamante ni dafa jógee ci yeneen région pour ñëw dugg ci fii ci Lombardie bi loolu dañ koy tere. Dañuy tere tamit ñi nga xamante dañoo dëkk ci biir Lombardie bi di bouger maanaam di jógee sa kër di dem ci këru kee wala di jóge sa kër di dem Brescia wala ngay jóge ville ba di dem feneen ak feneen loolu dañ koy tere. ci tënk maanaam na ngeen toog seen biir kër yi loolu lañ fay wax. ñett ñii nag may nañ leen ñu bouger ki nga xamante ni dafa war a dem pour faju ki nga xamante ni moom dafa war a dem liggéey wala ki nga xamante ni dafa am nécessité pour génn par exemple sa kër amul lekk yow nga soxla loo dem jënd lekk forcément il faut nga dem jënd lekk loolu may nañ la ko. En dehors de ces trois cas c'est sévèrement interdit nit ñi di bouger. bu ñu demee ci lettre B bi ñi ngi naan nit ñi nga xamante ni ñoom dañoo am ay symptômes coronavirus bi par exemple da nga am fièvre boo xamante ni romb na 37,5 degré waxuñ la nga génn de waxuñ la nga dem ci hôpital ba waxuñ la dara dañu la nga woo sa docteur boo woowee sa docteur dina avertir les autorités compétentes et ces autorités te contacteront et dinañu expliquer procédure ni muy demee donc tu dois rester chez toi. bu demee ci lettre C bi ñi nga xamante ni dañ leen a mettre en quarantaine mooy koo xamante ni autorité bi de la contacter ne la zone bi bu ko romb ñooñu dañ leen a tere ñu bouger ñu génn seen biir kër. bu demee ci lettre D mooy lettre bi nga xamante sax moo ci ëpp solo bépp façon daje muy daayra muy ay manifestation sportive muy ay ngénte muy tour bépp façon daje dañ koy tere. décret bi sax boo leen xool esprit décret bi mooy fexe ba nit ñi fi ñuy dajaloo loolu bañ a am donc képp koo xamante ni amoon nga tour wala jàppoon nga daayra wala lu ni mel wala ay ngénte dañ laa sant nga annuler ko loolu lañ la imposer. nekkul ni nag daje yoo xamante ni ci lieu public yi lay nekk de parce que boo leen xool norme dafa ni lieu public mais même lieu privé maanaam seen biir kër yi maanaam nga woo ay nit ne leen ñëw leen sama biir kër loolu sax dañ la koy tere amoo ci droit. ma ñëw ci mesure ci tënk naa ko nag bu baax ma ñëw ci daan yi nga xamante ni moom lañ prévoir pour ki nga xamante ni violé na normes yi boo demee ci suufu norme bi ci suufu décret bi pardon ñi ngi naan fa képp koo xamante ni violé nga ces interdictions tu es puni par l'article 650 du code pénal. Article 650 du code pénal nag wax na lu leer nañu. Chiunque non osserva un provvedimento legale dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, molto in caso sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o di igiene anche, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro. Donc, norme dafa ni la boo violé benn ci interdiction yi mën nañ laa arrêter jusqu'à 3 mois wala ñu jox la multe jusqu'à 206 euros. Mais loolu sax garaawul parce que ñu bëri dinañ ni ay arrestation jusqu'à 3 mois wala ay multe yoo xamante ni ay 200 euros la loolu du tax ñu annuler suñu daayira wala ñu annuler suñu lii wala suñu lee. Il faut prêter attention à cet article parce que article mi ngi naan se il fatto non costituisce un più grave reato maanaam yow 650 mooy la punir bu fekkee li nga def intégrewul beneen reat bu gën a grave. Par exemple yow génn nga sa biir kër ne waa damay dem daayira yow am nga coronavirus bi te xamoo ko parce que ñu bëri dañuy am coronavirus te duñ ko yëg ñoom la ñuy woowee lii asymptomatique yi mooy ñoo xamante ni dañoo feebar bi mais duñ ko yëg loolu am na. yow yëgoo ko foog nga ni amoo corona bi génn nga infecté nga keneen kooku jël la ko am ci feebar bu ko daaneel ba mu dee ci bañ ko enquêté ñu xam ni ndaje bi la nekkoon ndaje bi bu ñëwee testé leen xam ni kii moo amoon corona bi ñu ne kii moo ko infecté ñu ñëw fekk la ci. yow 650 punir la mais yow homicide colposé lañ lay toppee
loolu 9 ans la donc bu leen xool ni 650 garaawul rek alors da ngay def lu neex li ma leen di conseil mooy ngeen toog seen biir kër yi bu leen génn bu leen dem fenn daal voilà maa ngi leen di remercier merci beaucoup.